Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ ak réer. moom ngeen def jëmale ko ci malade yooyu nga xam ne dañoo am ay gàllankoor ci wàllu wér-gu-yaram te mu nekk ay xeetu malade yoo xam ne bi ñu bëri léeg-léeg dañ leen di fàtte ndax dañ naan ñii bu ñu juddoowaale ak lii xaj na daa am loo xam ne bi maanaam kii lay doon tooke wala yu demee noonu ba tax na ñoom dañ leen di xaw a beddi te beddi boobu nag comme dañoo bokk ci njaboot gi itam li ñaan mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk kenn waru leen a beddi dañoo war a fexe ba bool leen ci biir askan wi fexe ba ñu delluwaat ci seen biir njaboot ba pare am mbégte bi nga xam ne moom la yeneen askan yi ñeneen membre yi di am kon li ngeen def yéen muy liggéeyu boobu day dugg ci loolu ndaxte da ngeen di fekk koo xam ne kii day am malformation ngeen def chirurgie boo xam ne bii dina dem ba maanaam kanama mën a delloosiwaat ba mën a jëflante ak nit ñi mën a delluwaat ci biir société bi mën a duggaat ci biir société bi kon kooku kuy def liggéey boobu wax dëgg yàlla am nañ la cant koo xam ne kii am na fu mu tàmbalee waaye am na fu mu yem te itam liggéey boobu comme ni ko médecin chef waxee ñun ñii la war ndax ñoo am responsabilité nekk fii ci biir diiwaan bi di lijjanti wàllu wér-gu-yaram surtout au niveau de l'hôpital kon nag képp koo xam ne kii dugal nga ci sa loxo rek mu néew mu bari ñun nga ko defal ndaxte loolu suñu warteef la ñun ñi ñoo ko waroon lijjanti kon nag yéen ñi nga xam ne yéen a ci jàpp muy kilifa diine yi ak kilifa aada yi ak partenaires yi nga xam ne dañ ci dugal seen loxo ak seen ñaq ak personnel bi nga xam ne aussi ñoom ñooy engagé wu durant une semaine du lundi au vendredi programme bi sax daanaka dañ koy xaw a bloqué pour mën a jàllale programme bi ñooñu tam wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan sama borom yàggal sa taxawaay di ñaan itam association bi ak ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal liggéey bi ñuy def suñu borom teg ci loxo ba mu gën a yaatu ndaxte maanaam gox yu bëri ci biir Sénégal boo demee di nga fekk lu mel noonu te léeg-léeg seen loxo du jot seen ginnaaw bañ mën a dem fay li ñu war a fay pour ñu mën leen defal soins yi ñu laaj kon nag képp koo xam ne kii jàpp nga ci daal ñun amee nañ la cant goo xam ne kii am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem di jeexal samay kàddu ci ñaanal ñi nga xam ne ñoom ñoo fekkee jotaay bi ak ñi nga xam ne bëggoon nañoo ñëw te ñëwuñu kenn ku nekk sama borom jubal say mbir may la fan gudd ak wér-gu-yaram ba naa li ñu am ak yéene yi ñu am ci dëkk bi ci wàllu wér-gu-yaram ñu eggale ko suñu njort maa ngi sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf. di ko tàmbalee ci gouverneur di ko nuyu bu baax di ko ziar di rafetlu teewaayam di nuyu préfet bi itam moom la sous adjoint sous préfet maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu itam directeur ñu ngi leen nuyu bu baax yow ak médecin district Ndeye Maguette ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu représentant maire bi sëñ Mor Lo di nuyu médecin yi fi teew yëpp ak ñi nga xam ne ñëpp la ñuy liggéey ci hôpital bi ci personnel bi di nuyu xàmme naa ci docteur Dahaba xàmme naa ko bu baax ñu ngi koy ziar bu baax xàmme nañ ci Moustapha Diakhaté moom itam mi nga xam ne mooy taxaw diggante dialysé yi ñu ngi leen di taxaw bu baax xàmme nañ ko soxna Mbaye ñu ngi koy xàmme ak Ndeye Coumba ñoom ñëpp xàmme nañ leen bu baax di nuyu docteur Diop moom itam ak docteur Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di rafetlu taxawaay bi bu baax ci wetu hôpital bi maanaam association bi nga xam ne moo ñëw defe naa da ngeen a wax ne Good Matter la tudd moom itam ñoo ngi koy nuyu bu baax di rafetlu taxawaayam ci wetu hôpital bi ndax ni ko ñëpp waxee rek mooy dëgg du nooy fàttali rek ne lii lépp nag ci turu sëñ bi lañ koy wax ndax hôpital bi moom dëgg la ci dëkk bi la nekk di hôpital bi sëñ bi waaye ñi fi nekkit xam nañ loolu ba jox nañ ko ci cër bi mu ci war a am bépp amul lenn loo xam ne lu fi xew la te du day ñëw ba fi moom ñu wax ko li nga xam ne moo fi xew ak ni mu tëddee mu jox leen ci ay ndigalam def ci ay ñaanam ba luñ ci dugg rek yàlla dogal mën a sotti kon loolu itam sëñ baa ngi ci sant ci loolu bu baax a baax di leen ci gërëm. association bi itam nag am na ci cantu boppam goo xam ne day jóge ci sëriñ bi jaar ci mboolem autorité yi nekk ci région bi nekk ci département bi waaye nekk ci hôpital bi itam ak mboolem population bi ñu ngi ànd di sant association bi di ko gërëm ci taxawaay bii nga xam ne taxaw na ko ci paj ñi nga xam ne moom la ñu bëgg a def fii ci hôpital bi te docteur kii wax ko léegi directeur wax ko léegi te muy lu am solo te mooy bu amee fii ba noppi ñu fexe ba loolu sax fi
ci hôpital bi waaye ñu fexe it ba mu yaatu ci biir réew mi ndax ni nga ko junje lu nekk la day am xeeti malformation xam ne daanaka ci suñu aada bu ko nit xasee indaale nit ñi dañuy gaaw a tayal ci moom dañuy gaaw a dàcc ci moom dañuy gaaw a ñàkk yaakaar ci ne kenn amu ci pexe ba tax na wax dëgg yàlla dañ leen coono bi ci war daanaka duñ ko ci def duñ ci sonn noonu loolu nag kon bu fekkente ne am na association bu mel ni ñëwee fii di taxaw loolu loolu day doon loo am solo ndax kenn nit koo xam ne dafa naroon na wàññiku maanaam ci société bi mooy société bi nar koo ber nga ñëw fexe ba moom mu gën a amaat yaakaar ci boppam gën a mën a am yëg-yëg ne moom war naa dund ci société bi te am na lu mu war a def ci société bi nga fexe ba delloosiwaat ko loolu am solo la kon wax dëgg yàlla te doomu aadama mooy àddina waxuñu garab yi waxuñu ndox mi kese waxuñu dara waaye nit mooy doomu aadama kon kenn nit koo xam ne defar nga ko surtout ci wàllu wér-gu-yaram ba mën a def dara loolu lu am solo la te defar ci wér-gu-yaram mooy defar ci diine rek defar ci jikko ndax balaa nit kee mën a dem ci jëfandikoo diine ni mu ko bëggee jëfandikoo société bi ni mu ko bëggee dafa am wér ba noppi bu amul wér loolu du mën a nekk kon boo defaree nit ci ak wéram mel na ne defar nga nit ki ci diineem defar nga ko ci jikkoom defar nga ko ci société bi defar nga ko ci anam yu bëree bëri kon loolu daal lu am solo la di ko leen sant ci turu sëriñ bi bu baax a baax a baax a baax leen ci jaajëfal leen ci ndokkeel bu baax ñi nga xam ne itam ñoo taxaw loolu ci wàllu partenaire son si ba loolu mën a am loolu itam wax dëgg yàlla ñu ngi la ci gërëm di la ci encouragé di la ci sant bu baax di la ci jaajëfal ba nga xam ne ëllëgat si biir ñun ñi ñëpp ku ci gis partenaire boo xam ne mën naa liggéey dara ci hôpital bi wala ci district bi wala ci dëkk bi itam bu boobaa itam ñu mën a ñëw waaye bu boobaa itam nañu xam ne sëriñ bi moom ubbi na ay buntam ubbi na ay bunti xolam ubbi na ay bunti këram lépp ngir ku bëgg a liggéey man fay ñëw liggéey fi fekk fi ñu fi nekk ànd ak ñoom ci li nga xam ne moom la ñuy def dellu nag di santaat ñëpp di santaat gouverneur di santaat ñëpp ñi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte comme ni nga ko waxee tey ci altine ji mu xat lool waaye ñëpp bàyyi yitte yëpp ñëw loolu itam wax dëgg yàlla lu am solo la ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sëñ bi Mbacke ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay am mbégte tey teewal fii gouverneur Gorgui Mbaye moom bu sañoon moom muy ñëw tey teewe jotaay bi mais dafa am CRD ministre du commerce moo fay ñëw tey au niveau de Diourbel mu sant ma mu ñëw teewal ko tey ci jotaay bi donc maa ngi leen di nuyu di leen ziar di ko dooree ci l'adjoint au sous-préfet de Ndam fi teewal le préfet de Mbacké di nuyu sëñ Lo mi fi teewal monsieur le maire de la commune de Touba Mosquée di nuyu le chef de service régional de l'action sociale mi ma gunge tey di nuyu le représentant du médecin chef de la région médicale monsieur Ndiaye ñoo ma gunge tey di nuyu le médecin chef du district sanitaire de Touba di nuyu le directeur de l'hôpital di nuyu tous les chefs de service au niveau de l'hôpital di nuyu tout le personnel le représentant de l'association des hémodialysés keroog bi association bi fi ñëwee di présenter au niveau du gouverneur moo àndoon ak ñoom di nuyu le représentant de l'association Good Mother madame Myriam Mbaye ñi fi teew ñëpp waa presse bi ku ci nekk maa lay nuyu ci sa tur ak sa sant donc comme ni ma ko waxee am mbégte lool teewal fi monsieur le gouverneur ci activité yi association Good Mother di déroulé au niveau de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni bi ñu ñëwee keroog ñun ñoo leen dalal man ak sama beneen naataango bi l'adjoint administratif donc ñu wax ñu seen mbébét ci li ñuy yëngu donc ñu rafetlu ko torop ndax comme on a l'habitude de le dire état mënul def dara mënul def lépp astafurlah mënul def lépp donc day baax bu partenaires yu mel ni ñëwee bëgg liggéey ak moom gu mën a ñoŋal nekkenu askan wi donc loolu dañ ciy am mbégte pour jàppale leen pour
lépp lu ñuy doxal rek au niveau de la région ñun aussi ñu am ci taxawaay bu mat sëkk pour mën leen a jàppale. Donc activités yi ñuy dérouler mooy la prise en charge gratuite des enfants atteints de fente labio-palatine, comme nuñ koy waxee dans le jargon commun bec de lièvre mooy loo xam ne sax ñu bëri xamuñu ko. Man c'était la première fois may doog dégg tur boobu man bec de lièvre rek laa xamoon donc ñu ñëwee ñu ne le terme c'est les fentes labio-palatines donc ma am ci intérêt bi ñuy dégg loolu au niveau de Merci Chip la woon je pense ñun ñëpp suivre nañ ko bi ñuy ñëw fii pour opérer xale yooyu noonu donc mooy une maladie assez handicapante assez stigmatisante donc ñu bëri xamuñu ko ñenn ñi buñ ko amee sax dañuy foog ne daa am lu manque ci ñoom dañuy am kersa yu wanewu donc ñoom bu ñu jugee pour jàppale xale yooyu ko am donc duñu def lu dul di leen ci gërëm di leen ci sant taxawaay bi mat aussi ñun ñu defal leen ko ci xale mooy ëllëgu réew donc ku jàppale xale rek jàppale nga réew ndax xamuñu ëllëg lan la ñuy doone ji donc loolu muy lu am solo xanaa di leen féliciter encore une fois di leen encourager donc di ñaan liggéey bi mu gën a law bu mu yem fii rek ndax xam naa ne yeneen zone yi aussi am na xale yu soxla lu mel ni lii donc ñun daal lu ñu def lu dul di leen encourager di leen ñaanal aussi donc suñu borom gën a dëgëral taxawaay bi en tout cas ñun moom de notre côté comme ni ma la ko waxee la dernière fois nous sommes ouverts nous sommes accessibles lépp lu ci war rek jàppale bu ci war rek le gouverneur ak tous ses services ñoom pare nañ pour jàppale leen ci parce que dañ fi nekkal état te état aussi askan wi la fi nekkal lépp lu gën a defar pour askan wi seen nekkin gën a ñoŋ donc ñun aussi dañ ci taxaw bi mat sëkk donc pour bañ a guddal rek di leen féliciter l'équipe bi doon def les interventions tout le personnel de l'hôpital ñu fi teewee ñëpp ma leen di gërëm di leen di sant di ñaan aussi waa Good Mother suñu borom gën leen taxaw gën a dëgëral taxawaay bi lépp lu ñuy sumb rek ak bépp yéene bu ñu am rek ci wàllu santé bi jëmal ci yaay ak doom donc suñu borom jàppale leen ci bu baax a baax yombaleen lépp incha allah donc di sàkku ñaan rek ci sëriñ bi comme ni ma ko waxee man c'est la première fois ma ñëw Touba donc am naa fi at ak ñeenti weer donc maa ngi soog a génn ñëw Touba donc am mbégte bu rëy ci jotaay bi nii dese fekk sëriñ bi di sàkku mu defal ñu ñaan bu baax a baax comme ni ma koy waxee rek ay ndaw lañ donc carrière moom mbiru suñu boroom la di sàkku ñaan yàlla defal ñu ndam ci suñu liggéey bi ak service yi fi nekk yépp ku ci nekk rek yàlla defal la ndam ci sa liggéey ndax ku ci nekk ci secteur bi nga nekk rek bu la sa yàlla defalee ndam rek day mel ni Sénégal bi yépp am na ndam donc yàlla na suñu boroom taxawu ñun ñépp incha allah donc voilà les quelques mots que je voulais placer rek donc directeur di leen jaajëfal merci beaucoup. Rafah TV abonné leen bu ngeen cliquer fii ci abonné ngeen laal cloche bi rek mën a abonné saa su ne ngeen di am yu am solo yi bàyyi ko fii ci Rafah TV ak Rafah TV ñëppay dañ agréer